mbokki asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bismillah ci xibaar yi li ci gën a fës building administratif Mamadou Dia moom mooy tàkk ni sànq na kon la safara sa tàmbali ca étage ba ca mujj daañu ci ñëwaat di fàttali ni lu yàggul dara kon nguur ak Sénégal daal dina koy defaraat def ci lu toll kon ci ñeent fukk ci ay milliards Hissène Habré ci kanam lañ koy jébal sunu borom ca sëg ya ca Yoff laata loolu nag am na levée du corps bu ñu amal it ca mosquée omarienne ki jiite kon Afrikajom Center rafetlu dogal bi nguur ak Sénégal jël ngir rek moom it nangu kon ñu denc Hissène Habré fii ci réew mi coronavirus bi fukki doomu aadama ak benn ñàkk nañ seen bakkan téeméer am jàngoro ji ci bisab tey bi cas grave yi toll kon ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ba tax na kon borom xam-xam ci wàllu bët di ophtalmologiste jàpp ni rek jamono it nga xamante ni apollo ji bëri na ci Sénégal faaw rek kon nit ñi gën a wagar ku ci am loo yëkk nga dem kon xooli kër docteur ñu xool lan la. bu dee nag wàllu inondation yi tey rubrique bi maanaam les bonnes feuilles de la rédaction daje nan ak docteur Momar Cissé moom nag moo jiite institut africain de gestion urbaine daal di bind livre jagleel ko kon mbënd mi fii ci Ndakaaru dina ñëw rek mu wax ñu naka la ak lan mooy pexe bi. beach soccer it jamono ji kon Sénégal mi ngi jongante ak Brésil ci demi-finale yi ngeen gis ko noonu kon Brésil moom moo mën a ñetti bal ci ñaar wante gaynde ñu ngi góorgóorlu ngir rek dabe ji dinañ ci ñëwaat it ci victoire bi Sénégal am ci afro basket démb la woon seen diggante ak Ouganda 93-55 bu ngeen taaxirloo mbokk yi ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm mbokk yi ñu ngi leen ko doon wax sànq kon building administratif ñu daal di koy tuddee Mamadou Dia ci atum 2019 kon moom mooy tàkk jamono ji xamagul nag lan moo waral safara si di fàttali ni kon lu yàggul dara nguur ak Sénégal defaraat doon na ko def ci kon lu toll ci ñeent fukk ci ay milliards ñu ngi ci buum gi sax ak benn témoin di Mactar Bey di liggéey fii ci télévision Futur Média Mactar ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Chérif maa leen di fay. yow da ngaa yam ci safara si jamono ji fan lañ toll ci mbir yi ak ndax xam nañ lu ko waral. waaw jërëjëf Chérif daanaka daal vers 12h20 la safara si tàmbali building administratif soo ko xoolee ci kaw lépp dafa commencé woon tàkk soo ko jëlee cat ba cat am saxaar suñuul kuk mën nañ ci ràññee nag ay tëf-tëf yi ñu doon dégg yi nga xam ne mel na ni ay explosion yu ndaw ci témoignage yi ñu jot a jël mel na ni ay bonbonne gaz en tout cas ci liñ mën jàpp aussi takk der yi bëri nañ fii lool. donc wër nañ building bi policier gendarme ak sapeur pompier yi. building bi ak palais bi ñoo jàkkaarloo kon ni nga ko waxee noonu sapeur yi ñëw nañ pour gaawtu ci fay gi. waaw sapeur yi ñëw nañ daanaka comme ni ma wax 12h20 la tàmbali bi ñu jàppee ay 12h40 12h45 safara si wàññeeku woon na waaye ni may wax ak yow nii dafa mel ni jëlaat na te building bi donc mi ngi jàkkaarloo palais présidentiel bi nga xamante ne mën nañu ràññee nekk daanaka benn drapeau moo ci yéeg mooy drapeau bu ndaw bi wàcc na. wàcc na ndax moom njiitu réew mi président Macky Sall dafa waroon tukki ñu koy xaar ci Allemagne kon bu fa drapeau bi nekkul mooy génn na réew mi ñu ngi lay sant di la gërëm Mactar Bey ñu gën koo xam kon ci tonton Mac mu mi yam ci boobee accident suñu ndaw it ñu ngi ci yoon wi kon mbokk yi ñu den ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ci suñu xibaar yi ngoon yi ñu ngi leen ko doon wax sànq it di Hissène Habré moom mi nga xamante ni moo fi jiite woon Tchad daal di génn àdduna bërki démb moo njaay moom nag kon tey jii ci ngoon lañ koy daal di jébbal suñu borom bu ñetti waxtu jotee laataa loolu am na it levée du corps ba ca jumaa ji omarienne nekk kon ca Russie ca Médina ci noonu nag Alioune Tine mi jiite Afrikajom Center daal di rafetlu dogal bi nga xamante ni nguur ak Sénégal it jël nañu ko daal di nangul njaboot gi ñu denc ndéem si yàlla Hissène Habré fii ci réew mi moom moo nekkoon ganu info du matin ñu déglu ko. li nga xam ne état bi nangu nañ ko ñu denc ko fii Sénégal parce que loolu moo nekkoon dëbbatu seen waajuru muy bu jabaram waaw parce que jot nañ ma cee wax ni ñoom. li nga xam ne moom la ñu bëgg sabab ko mooy njaboot gi ñoom ñu suul ko fii ndax ki nga xam ne moom moo nekkoon consul bi dafa doon def ay démarches pour ñu yóbbu ko waaye loolu comme jeex na loolu am na solo liñ ciy wax rek mooy dañ ci war a jàng parce que bii mbir bi jëkkee am ñun bind nañ wax te it ministre bi meloon na ni ñu dégg suñu wax ñu daal di ko jël yóbbu ko te li tax ñu wax ko tamit mooy mbas mi mag la 79 ans te it dafa am ay jàngoro yoo xam ne bu la mbir mi duggee rek du la baal donc ñu ne nañu jël ay matukaay pour fexe ba ñu dañ kii ko ñaareel bi mooy ci li ma dégg ak li ma gis déggoon nañ ñu
mais di def mais li ñu def tamit dañ koy def ci suuf. xam nga ba nga xamee ni mbir mi am na nag. ci ngay doog a commencer di publier. la lu am solo mooy bu fekkee ne am nga koo xam ne kii chef d'État la même bu nekkatul au pouvoir mu nekk dans les liens de la détention mu nekk ci sa loxo ci sa responsabilité da nga war a communiquer dès le départ état bi de ni ngi def nii. surtout. état bi de fii la toll. yóbbu nañ ko ci clinique bi de yàlla def na li gën waaye affaire bi am prison clinique nga ne ñu ni mbas. mais ku ko dégg da nga naan fekk ñun waxoon nañ ne li ngeen defoon defaat leen ko. ñu wax ci wàllu mbas mi di fàttali ni kon fukki nit ak benn ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci bisab démb bi buñ sukkandikoo ci bulletin bu ministère de la santé téeméeri doomu aadama kon ñoom lañ testé positif ñu daal di yor jàngoro ji ci ñoom nag am na ci fukk ak ñaar yoo xamante ni ay cas contact lan juróom-ñett fukki ak juróom-ñett di cas communautaire jamono ji kon ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo nekk ci sauvetage ñi ci wér nag seen lim mi ngi yokk ndax juróomi téeméer la ak fanweer ak ñett bu dee nag ñi ñàkku fii ci Sénégal lim ba it ma ngay yokk buñ sukkandikoo kon ci ministère de la santé rawatina kon kin dénk kàddu ga di docteur Mamadou Ndiaye ci noonu sax kii moom ab ophtalmologiste la xam-xamam màcc kon ci wàllu faj bëcc di docteur Pape Amadou Ndiaye moom nag wax na ci jamono ji ku ne xam na ni Apollo gis nañ ko lool mu bari ci réew mi am ñum laal ndax am na lu ko boole ak jàngoro ji naan mbas mi yenn saa yi mën naa nekk buñ sukkandikoo ci borom xam-xam bi wante sàkku na ci nit ñi rek ku gis dara ci say bët nga dem ci ñoom borom xam-xam bi kon ñu daal di lay faj ñu déglu ko. bii ñuy woowee coronavirus na ñëpp xam ne bu ko nit ki amee ci biir rangooñam même bu amul dara lu feeñ ci bët doomu jàngoro baa nga fa loolu moo tax ñu war a def ndànk ci mbir mi te xam ne feebar bi mën na jaar ci bët ci loxo yu ko ci dugal wala leneen beneen bi ci gën a am solo mooy ñi nga xam ne dañuy toppatoo ñooñu am coronavirus bu weesoo masque bi ñu war a sol am na leneen lu ñuy war a sol ci ay lunettes pour di aar seen gët ndax feebar bi mën na fi jaar loolu lu leer la leneen li am solo moo di am na nit bët seetu la ci yaramu doomu aadama mooy nit mën na ñëw seet docteur bi nga xam ne xam-xam ci gët la màcc waaye feebar li muy wone moo di feebar bi coronavirus buy door la wala coronavirus buy dem ba ci digg bi la mën na doon nag ci melokaan bu mu ne bu ko docteur bi gisee dana am yeneen i mbir yu mu laaj kooku seet ko pour mën a xam ndax kii ku ñu war a defal ay test la war a déet li ci gën a am solo fi mu ne bu ñu yàq xëy na am na malade yoo xam ne seen bët yu xonq coronavirus la waaye buñ ci ànd ak tiit ñi nga xam ne ñoo yore faj bi dinañ xam bu baax ñan la ñu war a jëmale ci ñu seet seen yaram. coronavirus boobu di mbas mi ko ne xam na ni laal na secteur yu bëri bokk na ci kon wàllu artisanat ñoom artisan yi nag démb seen kilifa daje na leen fii ci Ndakaaru ngir ñu waxtaanee leen maanaam dogal bi nguuru Sénégal jël daal di jël lu toll kon ci fanweeri milliards ngir rek defaree ko kon tenue scolaire yi maanaam blouse yi nga xamante ni gone yi dañ koy sol ci daara yi loolu nag at mu jot dana ci def kon fukki milliards ñu bëgg koo jox artisan yu Sénégal ci fukki diwaan yi ak ñeent yi nekk ci réew mi bëgg na nag première phase bi daanaka lu toll ci ñeenti millions yi tenue ñu daal di koy defar loolu ñoom ñu daal di koy rafetlu ñu ànd ceek Mame Biram Diouf ak Younous Diatta. projet gi ñeel ñu defar ay tenue scolaire ñu door ko fanweeri milliards nar ko dugal ci diiru ñett at ministère de l'éducation nationale def commande lu toll ci ñeenti millions ci ay tenue ñu nar ko jagleel phase gu njëkk gi. éducation nationale mi nga xam ni moo war yor wàllu njàng mi moom moo ñu jox chiffres yi ñu évaluer ko ci 2 millions 10 000 élèves yoo xam ni ñoom la concerné. bu ñu jëlee nag ñaari tenue par élève donc production wu 4 millions 20 000 tenue scolaire la war a doon. bii boole ay kuréel yomb ay professionnels ay artisans waaye ministère bi waxtaanee lépp lu tukkee woon ci kon dogal ga nga xam ni président de la république jël na ko ñeel ñu defar tenue scolaire yi nga xam ni sax loolee dinañu ko wàccee ci mbooleem gox-goxaan. président ci boppam moo ni nañu territorialiser production bi mooy que ni. tenue yi nga xam ni moom la Fatick soxla nañu def ba ay artisan Fatick ñaw ko tenue yi nga xam ni moom la Dakar soxla nañu def ba ay artisan Dakar soxla ko loolu pousse ñu nag ñu teg en place li ñuy wax comité régionaux parce que région boo gis gouverneur moo fa toogal président de la République donc ñu teg comité yoo xam ni gouverneur a koy jiite bépp acteur locaux boo xam ni am nga xam-xam wala màcc nga ci defar tenue gouverneur bi boole la ci
ñu toog xool nu ñuy sélectionner artisans yi yan critères lañ leen di wax moom la ñu def ak naka la ñuy jotee ci marché yooyu. mu doon ab décision koo xam ne nag président chambre des métiers rafetlu na ko xam ne ni dina baax lool ci secteur artisanat gi Covid 19 bi laal lool. projet bi tamit dafa ñëw tamit vraiment jàppale le secteur de l'artisanat ginnaaw bi ñu mbas bi laalee bu baax a baax ndax ku ne petite et moyenne entreprise artisanat nga ci xalaat. donc projet bi dina tax tey jii ñoo fexe suqali les petites et moyennes entreprises yi nga xamante ne ñoo ñëngu ci wàllum secteur artisanal. DER moom it nar ci dugal loxoom ci financement yi ministère de l'artisanat di xamle nag ni lépp luñ ci amal ci attribution marché yi dinañ ko teg ci fu leer. xibaar yi bi ñu fi dabit rek ci wàllu beach soccer Sénégal ñu am yaakaar ni kon ñi ngi ci yoon ngir rek qualifié ndax jamono ji kon dabe nañ waa Brésil ba gis ngeen ko ñoom mën a 4-3 daañu ci ñëwaat kon gàcce nga la ma ñoom ñu wax it ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji Air Sénégal tàmbali di dem rek fële ci États-Unis di fa yóbbu nit démb nag lañ bëggoon a wane yoon wante ministre bi ñu dénk wàllu moom dafa gedd ndax dafa jàpp ne dafa am ay manquement yu bëri yu nemmeeku ci AIBD di aéroport international Blaise Diagne ba tax na sax point de presse ba mu doon xaar moom mu mënu ko def Sénégal dugal na kon 5-3 Pierre da Silva jërëjëf loolu am na solo kon ñu dem ca AIBD daal di ànd ak Abdourahmane Diallo. tàmbalee ko ci salon d'honneur bi arrivé départ jorin bi yor wàllum jaww ji ak tourisme yeggaliwul sax visitam bi ci AIBD waaye jàpp na ni am na ay manquement ci taxawaay ci vol bu njëkk Air Sénégal Dakar New York Aliou Sarr sax xaarul point de presse bi nga xam ni moom la fas yéene woon def. point yooyu moom bëriwul c'est juste que passager bi suñ ñëwee ñu mën koo traité ñu ma gën a rafete mooy suñ ñëwee moom déjà du rang bu gudd du xaar bu yàgg. moo mën a ñëw dugg def ay formalité am jàll toog xaar vol bi ñëw te vol bi tamit bañ a tardé yooyu nag mooy point yu gën a fës ci ministre bi doon. njiitu aéroport yi di dalal xel yi ñuy xam le ni matuwaay yëpp dinañ ko jël fii ak le 2 septembre. ñun de am nañu ci xel bu dal que tey muy gestionnaire bi muy LAS muy ñeneen mën nañu taxaw ba nga xam ne dina nekk loo xam ne day nekk ndam Sénégal. mu nekk ndam Afrique mu nekk ndam Air Sénégal parce que loolu rek mooy tax ñu mën a yegg fu ñu yegg di wax ni aéroport bi ndam boobu am na ko ci compagnie Delta mais Delta du suñu compagnie te Delta benn vol rek suñu bëggee def ëpp du benn compagnie rek moo koy def lu ñu réussir tey ak Air Sénégal suba mën nañ ko réussir ak yeneen compagnie bu ñu sukkandikoo ci directeur général Air Sénégal avion bii nga xam ni le 2 septembre la war a tàmbali diggante Dakar New York dina bokk ci luy jëmmal aéroport international Blaise Diagne. ñu wax ci wàllu alam bi góor garab yi nag mu ngay lor waa Sédhiou ba tax na kon kilifa yi bëgg rek jël ci ay dogal bokk na ci sax di jëmbat garab ba tax na kon ñu mën a fa ay campagne su ko defee kon nit ñi xiir seen bopp ci jëmbat boobee garab mën a remplacer rek lan fa yàq Bakary Konté Khady Diamé. phénomène daggum garab bi dafa am doole loolu ci région bu Sédhiou population bi nag di ñaawlu trafic illicite boobule ñi ñaan état bi nag mu daal di limiter permis d'exploitation yoo xamante ne moom lay jox exploitant forestier. Des gens viennent ici et coupent de bois en grande quantité. nu ñuy daggee suñuy garab di ko yóbbu loolu naqari nañ ko trop ay gis nañu parfois sax dina am ay nit yoo xamante ne dañuy ñëw dagg suñuy garab daal koy yóbbu mu nekk trafic boo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu trop am na ñenn si ñoom ñoo xamante sax yor nañu ay permis de coupe boo xamante ne ministère moo leen koy jox loolu nag bu fekkee ñun dañuy jaamarloo ak ñoom da ngay gis ñi yendu gendarmerie loolu moo tax village yi fi nekk yëpp 50 villages yi ñi daal di mobiliser wu engagé wu daal di def reboisement ndaxte am na ay garab yoo xamante ne amatul ci gox bi ñi ne ministère mu xoolaat permis yoo xamante ne da koy joxe. C'est de diminuer sensiblement les permis de coupe dans la commune. Sénégal mu ngi am yeneen jafe-jafe at bu nekk daa yi dinañ jël ay hectares wante tam ñu ngi dund jafe-jafe ci ay inondations. mooy chef de village yi ñoom ñooy mobiliser wu pour véritablement mener cette campagne de reboisement donc pour un peu participer à la protection de l'environnement parce que environnement bi fii dans la zone dañ ko agressé ñu koy yàq. te ni ñu koy yàqee noonu aussi dafay am ay jeexital ay impact négatif yoo xamante ne commencé nañ koo dund bu ñu waxee changement climatique bu ñu waxee inondation bu ñu waxee yeneen ak yeneen donc loolu environnement bi bokk na ci. CRS USAID ay wili daal di amal ay journée de reboisement ci commune bu Simbandi Barassou ak Bagnères. tàggat nañu chef de village yi ci lan mooy rôle ak responsabilité chef de village. fan la war a taxaw ak fu mu war a yem tàggat nañ leen encore ci foncier
sous-préfet tàggat na leen ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk foncier bi tàggat nañ leen loolu yëpp pour wàññi fitna bi ci biir village yi waaw donc loolu mooy projet Al Wili fitna bi la bëgg a wàññi ci biir communauté yi. après ñaari communes yooyu le projet bi ñi ne dinañ étendre seen activité ci yeneen gox nekk fii ci région bu Sédhiou loolu nag pour ñu mën a protéger environnement bi. jërëjëf Bakary Konté ñi ñëwaat fii ci Ndakaaru wàllu kaaraange fii ci Mamel nag am na ci quartier yoo xamante ni askan wa am nañ njàqare ndax rek yenn saa yi ay ndaw dañ fay ñëw di sàcc wala ñuy def naka sudul noonu bi ci mujj mooy démb daanaka fukki ndaw ak juróom ñëw nañ rek di dajji ay kër ba tax na kon délégué de quartier bi bëgg rek ñu yokk sécurité bi foofu Aminata Mbaare Sow ak Ababacar Camara. mbir yaa ngi xewee tey jii bi ñu jullee suba ba noppi ci cité bile ñu duppee cité El Hadj Malick Sy waa jile bokk ci ñi dëkk ci gox gile di ñu wax mbir mi ni mu demee. man maa julli fajar bu pare dem sama kër pour waajal pour dem xëy bi may dem ma gis benn groupe jeune de 10 à 15 personnes ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi yor sac donc comme man kilifa laa mag laa ma ne ñii de fi ñu jóge nii doy na waar heure bii bi ma taxawee. ñu ñëw romb bi ñu romb ma taxaw bàyyi leen xel ma dugg sama kër yëndu ci palanteer bi gis leen ñu teg seeni sac ñenn ñi ñu oññeeku bi ñu oññeekoo ñu dugg ci kër gii sama booru kër bi ñu duggee sama booru kër man sama jabar ñii de am na lu ñuy def am ñu taxaw sama booru oto ma ne leen jóge leen ci booru oto bi ñoom ñu dem ñenn ñi dem je crois que ñoom ñëpp dem nañu ndekete ñoom. tourné nañ dugg ci kër gi bi ñu tourné dugg ci kër googu ma ñëw bi may ñëw am benn xale am na lu mu wax seen benn làkk bu ñu wax ñoom mais olof la mais xaw ma lu ñu wax seen terme yooyu ñuy utiliser groupe bi daw. daanaka ëpp nañu fukk ak juróom ci ay ndaw ñoom ñëpp ñu wekkoo ay saak duggoon ci gox gi ñoom ñu jàpp ne dañ fa ñëwoon ngir def ay ñaawteef. bi ñu ñëwee ñu ne ma lii laal la man leen ay sàcc lañ ñu daw fekk yeneen booy yi bi ñu dawee fekk yeneen booy yi. ñu jàpp ci kenn. ñu jàpp ne du fi guleet. ba avant-hier kenn ñiy defal canal yi seen scooter bu jot 1 million et quelque dañ ko gaare dugg rek ñu yanu ko yóbbu tey encore ñu jàppaat keneen fii man sa boppam maa ko yóbbu léegi. ñii dëkkee fii ci cité El Hadj Malick Sy nekk ca Mamel jàkkaarloog monument de la Renaissance tiit nañu ndaxte jàpp nañ ne lii ab insécurité la ci noone ñoom ci seen gox googule ñu ngi organisé wu pour xam yan pexe la ñuy jël ngir bépp ñaawteef bu fa bëgg a dugg di leen sàccal mbaa di leen gaañ. ñu ngi leen ko doon ci bopp xibaar yi rubrique bi ñu tuddee kon les bonnes feuilles de la rédaction tey nag ñu daal di koy méngaleeg jamono maanaam mbënn mi di inondation yi nemeeku fii ci Ndakaaru daje ci ak ab borom xam-xam moomu bind téere tuddee ko les inondations à Dakar gestion des risques et adaptation locale moom nag docteur Momar Cissé la jiite it kuréel gi ñu naan kon institut africain de gestion urbaine nekk it ingénieur ci wàllu rek génie civil gis na ni daal faw rek kon am na ay matukaay yu mën a jël su ko defee kon mbënn mi ñu mën a tàggoog moom rawatina fii ci Ndakaaru Ibou Diouf ak Pape Sangoone Bay dem na ndaje ak moom. benn téere ñetti pàcc yoo xamante ne dañ ci wax lu toll ci fukki expert ak benn ku ci nekk wax ci lu aju ci wàllu mbënd mi ak nees def ngir mën ko fi jëlee ci loolee nag liñ ci mën a jàpp tamit bokk na ci wàllu urbanisation. yenn saa yi ñu bari dañuy wax plan ñi nga xam ni moom lañ war a tëral balaa nit ñi dëkk wante plan rek. waaw plan am na solo trop mais plan bala moo gën a am solo askan seen bopp xam lu plan bi wund ba ñu xam ni fii du bërëbu dëkkuwaay fii bërëbu àll la fii lii la fii loolu yëpp dafa bokk ci gox. ci xalaat bi nga xamante ne daxañ nañ ko ci bile téere wekk ko tamit ci wàllu inondation ci Ndakaaru nees def ngir jële ko fii. lenn rek laa ci gën a pointé mooy taxawaayu commune yi gis nga. réew yi jëm kanam bu ñi bëgg a gérer seeni gox-goxat commune dafay am doole gu mat sëkk ci xam-xam ci ay pexe ci alal loolu lañ gisul suñu réew yi. am nañ beneen xalaat bu ñu indi tamit ci bile téere lu aju ci zone humide maanaam béréb yi nga xamante ne ci ay jamono te doon am ndox. suñu dëkk bu jëlee Ndakaaru na mu dunde na mu màggee dafa màgg ci màggaay goo xam ni dañuy fatt ay déeg di suul ay
dégg pour dëkk bi jëm kanam ndax ni mu bindoo woon la wante yooyu buñ ko fi bàyyi woon tey jii li ñuy waxee mbënd bi duñ ko waxee noonu. Marigot ba ñuy wax ba nekk biir Kër Mbaye Fall bu fi nekk loon pexe yooyu gën a métti. ci bile téere wax nañ tamit ci lu aju ci li ñu duppee dérèglement climatique wala changement climatique. kenn ñun xam nga ñun environnementaliste xam nga kon da nangu nañ du ñun la ñuy convaincre ci wàllu changement climatique wante daf fi tawul taw bu fi mosul taw te nag nañu bàyyi xel ni projet bi def na fi liggéey bu am solo ci yenn gox yi mais projet bi ñoom sax ba ñuy def seen document de capitalisation nee na leen nañu continuer plan directeur de drainage bi. liñ ci jublu rek mooy fexe ba gunge ñi nga xam ne ñooy décider ñu mën a am ci lu ñu jëfandikoo ngir li nga xamante ne moo sonal ñëpp ni mbënn mi ñu mën ko jëlee. maa ngi leen ko doon wax sànq wàllu tàggat yaram information bi benn la Sénégal nag guleet mu daal di qualifié ci demi-finale ci beach soccer jëm kon ci coupe du monde bi sànq kon ñoom gune yi daal di duma Brésil juróomi bal ci ñeent ñi ngi ci buum gi ak suñu doyen Abdoulaye Diaw ñu ngi lay nuyu doyen. doyen dafa mel ni gone yi ñu ngi kon ne di bind seen histoire. Sénégal quart de finale la fi yam Cameroun quart de finale. tey jii bu ñuy seet ci palmarès bi les Sénégalais sont les premiers Africains à s'aligner en demi-finale de. historique bu équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer kon qualifié na ci demi-finale ci mondial bay am fële ca Russie ginnaaw bi duma Brésil juróomi bal ci ñeent daañu ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ca jamono jooju yeneen gaynde ñu nga ca fan ma ne wàllu basket la ci afro basket bi muy góor gi si Dieng ak i ñoñam di fa jongante démb nag ñoom ñoo duma Ouganda 93-55 match bi nag première période bi góor gi si Dieng ne woon na xaw na woon am sooxe wante mujj nañoo dabee ba tax na kon dañ ci ñëwaat ak sunu ndaw yeen yabal ca Kigali di capitalu Rwanda Mame Fatou Ndoye ak Massayer Ndiaye. match bu gaynde yi dominé ci tàmbali ba cëppaandaw la 21-14 ci premier quart-temps bi 40-31 ci njeexalu deuxième quart bi waaye deuxième quart bi si la Lions yi gën a ñàkk wane seen bopp ndax teewuñu woon ci défense bi ak rebond yi. waaw match bi bon xawoon na nekk match bi compliqué mais ñu ngi doon xaar match bi compliqué parce que xamoon nañu ne Ouganda mënul jouer contre ñun donc li ñuy wax main to main donc ku nekk jël kenn donc xamoon nañu ne dinañ jéem façon bu nekk ay zone dinañ jéem a presse dinañ jéem leneen donc le message bi ma doon sànni suma joueur mooy continuer di jouer voilà deuxième problème bi ma xamoon nañ ko am mooy problème mu sonnaay bi parce que ñun ñu ngi nekk ci altitude donc man mi dëkk Denver xam naa ci dara on est presque à 1500 mètres d'altitude donc joueurs yi duñu adapté wu donc premier mi-temps dañoo sonnoon xam nga dañu xawoon yéex tuuti mais man dama la doon laaj ñu continuer daaw rek di pousse looloo tax deuxième mi-temps je pense suñu rythme gënoon nañ baax. Gorgui Dieng nekk meilleur marqueur ci match bi ak 19 points ak ay coéquipiers accéléré ci tàmbali deuxième période bi troisième quart-temps bi ñu dugal 28 points rawee Ouganda yi loo xamante ni yaakaar dellu ci amatu fa woon moonte gaynde yi de gëm nañ ni mën nañoo yokk seen loxo. waaw le tournoi est commencé depuis bu ñu commencé suñu préparation Sénégal donc instant bii nii dañuy ñëw xam nga di gën a amélioré wu nag parce que au fur et à mesure ci match yi la ñuy gën di mën a amélioré wu donc. ñu ngi daal ñu kontaan nañ bu baax ci kii bi mais xam nañ ne mën nañ gën a améliorer suñu jeu et tout donc ñu ngi ciy liggéey bu baax. mais di retenir sa bopp tu vois pour dugg ci terrain bi 100% et déglu consigne coach bi après jouer suñu jeu. ci match bi ne nag gaynde yépp joué nañu ci parc Kigali Arena ñi ci gën a ràññeeku di Gorgui Dieng Branco Badiou ak Ibrahima Faye ndam lii nag may Boniface mu tàmbali expérience africaine am ci anam yi mu gën a rafetee. Léopold Zale moom nag moo nga ca dikk nekk fa kon kilifa moom nag mu nga foofa ca Rwanda am na gis-gis bu mu am moom it ci match bi rafetlu taxawaayu gaynde ñu déglu ko ba léegi ci micro Mame Fatou Ndoye. match bu tey bi xam nga match ouverture da nga ko war a gagner parce que day indi sérénité day tax nga am confiance mais match bi boo ko dee analyser du ma technicien bu mag mais tamit yàgg naa ci basket donc boo xoolee première quart-temps dañu ñëw dérouler ñu dem deuxième quart-temps pratiquement kenn défendrul Ouganda jël nañu fa passage à vide bu métti ñu commencé woon sax man commencé woon naa sax xaddi mais après buñ dem ba ci benn moment booy di ñëw dem à la mi-temps mais di may xoolee bi ñu ñëwaatee ñu joué ay 2-3 minutes ma ne Boniface de changé na défense bi mu gën a dëgër booy gën a taxaw mu gën a dëgër agressivité gën a am loolu moo ñu yóbbu ñu yegg fi ñëw ba pare xam nga Mame j'ai compris li Boniface wax bi muy wax ne Pierre-Henri dafa war a ñëw meneur bu mag mooy gagner match et on l'a vu aujourd'hui avec moom ak Branco ils ont été à la hauteur de ce match-là
donc dañuy ñaan rek mu continuer plus de concentration surtout une très bonne défense. Cette équipe là peut nous valoir li ñu doon daw depuis 24 ans mun nañ ko gagner fii avec cette. jërëjëf mbokk yi kon ñu bàyyi leen ngeen seetaan li gën a fës ci yéen kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gone gu jigéen gii di Dieynaba Baldé mook tamaatolloy bu mu guddi ñu toll ci réew mi l'observateur nañu ci xëtamu njëkk tuuxiduna gi ñu koy tudd fu ko waaye natt ci ak lëj rek romb na ko ubbil yéenekaay bi mu génnee ci coow li woon diggam ak Diop Iseg moom Dieynaba ci la ko rappeur bii di Bril Fight for jël ca njëlbeen ga journal bi nee nañu dañ doon liggéey ñoom ñaar dem ba ca biir nag di doxaanante xale bu jigéen bi di Dieynaba Baldé daanaka mujj gi ca kër waa ji di Bril fa la dëkkoon ca Ouest Foire guddik fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru août ñoom ñaar ñu seetlu ne dañu leen a cambriolé sàcc seeni téléphone portable iPhone 12 Pro Max ak benn Samsung A10 ngir waa ji di Bril ak benn iPhone 12 Pro Max ngir Dieynaba caabi oto yu Bril sax ca cambriolage ba la demaale bi ñu ko wëree gisuñu ko ca lañ ca pare yéenekaay bi nañu bi ñu ci tegee ñeenti fan ci la am benn numéro free bu yónnee Bril ay message ak ay vidéo ki photo yu doy waar yoo xam ne moom Bril moo ca nekk ak yeneen xale yu jigéen ci anam wu jéggi dayoo teg ci bindal ko ci message ne ko boo bàyyiwul Dieynaba Baldé bul xam lu lay dal lii ab tëñ la rek yan bi dikkagul te su ma la ko waxee war nga maa gëm maa ngeeg sa yeneen mbir yu gën a garaaw yi te génnee ko du dara ci man ragaluma dawuma nëbbatuuma bu la neexee man nga maa woo journal bi nañu bi mbiri takkarnaase photo yeeg vidéo yi di ñëw message yi di ñëw ci la rappeur bi di Bril demee porter plainte contre X waa division spéciale cybersécurité nekk ca di enquête ba seenub enquête téere ji ci ñetti nit mu di Dieynaba Baldé frère am Ali Baldé ak beneen waay bu tudd Pape Ba l'observateur nañu ci enquête ba ca la ñu xamee ne Ali Baldé frère Dieynaba Baldé moo nas pexe yépp cambriolage amu ca moom xale bu jigéen bi di Dieynaba Baldé moo roñ téléphone yépp ak caabi oto bi jox ko frère am moom xale bu jigéen bi di Dieynaba Baldé moo doon jël téléphone yoo xam ne ay mbindaanam ñoo ko moom di ci envoyé Bril ay message ay photo ak i vidéo yu bon te loolee ñaari mbindaanam yi dëggal nañu ko ci enquête ba dem na it ba yegg ci dem ci YouTube bi supprimer fa ay vidéo clip yoo xam ne Djibril Mbaye Fall di Bril moo ko moom loolee rek la mu ko ca yàqal mat na fukki million libération nañu opération de destruction maanaam pexe yàq nit moom la Dieyna tegal Bril wax na waa division spéciale cybersécurité li ko dugal ci li mu def nee na leen da doon génn ak Bril dem ba am ay preuve ci ne Bril da koy trompé ak yeneen xale yu jigéen ci ñoom Marichou ca la bokk moo tax ay 2 heures du matin mu simulé ab cambriolage ci la jëlee téléphone yi waa ji ak caabi otom jox ko frère am ay vidéo ak i photo yu doy waar yu mu gis ci téléphone Bril moo tax mu doon defante ak moom Dieynaba Baldé takk der yi yóbbu nañu ko démb ca canal bi nekk ca ginnaaw gendarmerie bu Foire ngir mu wan leen fa mu sànni téléphone portable ya ñu sànni coow loolee fële te wax ci leneen yëral xët mu njëkku La Tribune njëgu dund gi yokk di jol yi jëm kaw la xëy di waxtaane journal bi bind na réew mi dara yombatu fi muy suukar si di diwlin gi meew mi lujum yi ciment ak béton ak fer facture ndox yeeg facture courant yi lépp a yokk ay millions yi doomi réew mi xiifa ngi leen di bëgg a yóbbu sil xafaar te li yokk joote ji ci njëg yi nag Tribune nee nañu ci Macky Sall la jóge ñu jóge ci Tribune dal ci Le Quotidien fanweeri milliards yi ñu bëgg a dugal ci tenue scolaire yéenekaay bi nee nañu mooy mbambu ci réew mi ba léegi yëral xët mu njëkku yéenekaay bi honorable député Cheikh Bamba Dièye bind na ab leetar ministre éducation nationale la muy saako xam ca leetar ba moo di bëgg ñu wax ko décision bi ñu jël projet bi ñu teg ban njariñ la am li am démb ca Pikine ci diggante militant yi jàppal tànk Thierno Alassane Sall ak ñi farek Amadou Diarra maire bu Pikine Nord loolee bari na yéenekaay yu ci xëy dellu si Les Échos ci la bokk coowal certificat de résidence moo fa indi fitna xeexoo am fa kurpañ ya tàkk tojantey bopp yaak toj wiitari maire ba lépp am na fa ñu gaañante fa yéenekaay bi nañu chef protocole bu maire Amadou Diarra dañu ko jàpp ndax nee nañu ab tabouret la jël dóor ko benn militant bu Thierno Alassane Sall ci bakkan ba waa ji mujjee urgence ak certificat médical bu weerante gi am ci diggante ñaari socialiste yi di Alioune Ndoye ak Mamoudou Wane jeexagul la Sénégal nañu ginnaaw li xewoon bërki démb ca Parcelles Assainies ak li ci Mamoudou Wane waxoon ministre Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau moom it mi ngi leeral ni mbir yi demee nee na secrétaire général coordination parti socialiste de Mamoudou Wane li mu wax yépp dara amu ci man Alioune Ndoye dem na Parcelles Assainies jaale ji te dara xew fa source waa nañu Alioune Ndoye yamul foofu nee na Mamoudou Wane nit la ko ñaaw làmmeñ koo xam ne àddunaam yépp wër di saagawaate la Mamoudou Wane tekkiwul dara ci wàllu politique te fu mu yendu nag Amadou Ba ko fa yendal Alioune Ndoye nee na Mamoudou Wane Amadou Ba lay liggéeyal coalition politique yi ñuy dégg ngir waajal wootey local yi Vox Populi nee nañu dafa mel ni fii ñu toll ñi ci nguur gi ñoo jekkogum ñi ci opposition bi ñàkk déggoo moo leen sonal te waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ngi nàmm seeni ngànnaay bu baax a baax firnde li moo di démb rek Macky Sall daje na ak état majeur politique am bu coalition Benno Bokk Yaakaar lépp ngir waajal local yi 2022 yi Sud Quotidien nañu opposition bi ci réew mi li ñuy jéem mu di ak booloo maanaam unité ci seen biir loolee ku gàttu fan doo ko fekk ndax li leen njëkkata moo di ak déggoo ci seen biir ci biir yéenekaay bi xalaatu politologue bi analyste bi di Momar Diong muy wax ne noone rek la mën a demee ndax opposition bi ci réew mi ñoom ñëpp mënuñoo bokk booloo fare ci genn ak làng
jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias fii la ñu yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kanam incha allah di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye mu daal di leen di rek dégtal li gën a fës ci internet bi fàttali kon information bi Sénégal qualifié demi-finale ci coupe du monde beach soccer sànq loon duma kon waa Brésil juróomi bal ci ñeent daañu ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo jamono ji it building administratif ma nga doon tàkk loolu it daañu ci ñëwaat suñu xibaar ngoon yi sant ngërëm ñeel na leen.